maa ngi leen di nuyu chers téléspectateurs di leen dalal jàmm suñu plateau tey bi nga xam ne ITV daf fi lëkkaloog ak Panos ñu nar a waxtaanee li di violence faite aux femmes rawatina viol mais aussi ñi nga xam ne dañuy subir viol muy victimes yi naka la ñuy def jàppale leen pour ñu génn ci maanaam ay dispositions yu leen di gunge après bu ñu dundee loolu di ñaawteef bi ci pour waxtaanee loolu nag tey am nañ fi comme Ngoné Sarr nga xam ne bàjjanu gox la bokk ci collectif dafa doy Ngoné ñu ngi lay nuyu. maa ngi leen di fay maa ngi nuyu waa ITV di nuyu ñi nga xam ne ñoo bokk plateau bi di nuyu képp koo xam ne mu ngi seetaan émission bi di kontaan teew fii ci ITV. Imam Kanté tamit mu ngi ci plateau bi Imam ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay nuyu soxna si di nuyu ñiy seetaan émission bi ñëpp di nuyu ñi ma bokkal waxtaan bi. Ñoxo Baye Diouf moom mi bokk organisation bi di OMDEF également nuyu nañ la. nuyu naa la Osama di nuyu Imam Kanté di nuyu monsieur Ndiaye bu ministre de la justice di nuyu Badiane Ngoné ñu xam ne bàjjanu gox la. suñu ñeenteelu gan bi nag mooy monsieur Mor Ndiaye moom mi nekk adjoint des affaires criminelles et des grâces foofu ci ministère de la justice ñu ngi lay nuyu monsieur Ndiaye. ñu ngi lay fay ñu ngi nuyu aussi ñi bokkal plateau bi di nuyu aussi ñi xam ne ñoo ñuy seetaan di aussi massawu ñi nga xam ne dañoo loru ci mbas mi di massawu aussi ñi ngi dañuy loru ci inondation bi parce que loolu moo nekk actualité. jërëjëf ci invitation. donc tey comme ni ma leen ko waxee léegi dañuy waxtaanee violence faite aux femmes rawatina viol nag dafa bëri fii ci Afrique de l'Ouest bu ñu jëlee ay chiffres bi te pourtant am na ay loi yi nga xamante ne dañ koy tere wala di teg ay daan ñi nga xam ne dañuy def loolu mais loolu ba tey taxul ñu ngi gis viol yi mu ngi bëri. fii ci réew mi surtout bu ñu jëlee 2019 année bi ñu génnoon amoon na cas de viol yu bëri ba tax na ay kuréel juddu si def ay joxu ñaxtu ba tax loi criminalisant lii di viol maanaam yokku daan bi ñuy teg ñi di sàkku jigéen ñi wala ndaw yi ñu gën ko dëgëral gën ko diisal collectif bi di dafa doy sax ci la jot a juddu Ngoné moo leen fi teewal tey Ngoné balaa ñuy dugg ci accompagnement yi nga xam ne moo war ci ñi nga xam ne dañ leen di sàkku dañuy ñëwaat tuuti ci violence faite aux femmes tey jii bu ñu ko mënee xamal nit ñi bu ñu waxee violence yi ñuy teg ci ndoddu jigéen yi lan la dafa bëri pàcc nag dañuy wax violence physique violence sexuelle ak violence am na sax ñuy dem bay wax ay violence morale. waaw jërëjëf violence comme ni nga ko waxee mooy mettital bi nga xam ne dañ koy teg nit mais violence faite aux femmes dañu ne mooy mettital bi nga xam ne ñu ngi koy teg jigéen ñi violence yi nag bëri na comme ni nga ko waxee violence physique maanaam dóor gaañ violence morale xaste saaga violence sexuelle viol ak yeneen façon parce que am na harcèlement ak yeneen yooyu yëpp ay forme de violence la yenn saa yi boo wàccee ba ci suuf sax ñu indi la ay violence économique ak yeneen violence yoo xam ne ñu ngi koy teg jigéen parce que ki war a yor war a jàppale war a dimbali bu téyee loxoom wala daw rek forme de violence la donc collectif dafa doy di ci liggéey ak suñu yeneen partenaire bi ci mel ni AJS ñu ciy jàngat aussi bëgg fexe ba loolu jóge fi. Monsieur Mor Ndiaye yow mi fi teewal ministère de la justice viol nekk na li nga xam dañ koy gis ci société bi et pourtant loi yu koy tere di teg ay daan ñi nga xam ne ñoo koy def yàgg na fi même bu fekkee bi nga xam ne moo gën a diisal daan yi sax daaw lañ ko voté décembre 31 décembre 2019 mais yàgg nañu am pourtant ay daan yu ñuy teg ci ndodd ñoom mais dañ koy gis lu waral lool. viol buñ ko définir ñu bëri xam nañu viol. maanaam mooy nga àgg ci nit sàkk ko te neexu ko àgg boobu nag mën a nekk àgg ci xale kooku moom soxlawul mu neex ko ci yenn at yi bu dee mag moom bala nga mën a séq ak moom daf koy neex donc su amee rek ci ni ko loi bi waxee rek viol mën na nekk léegi su fekkee ne loolu préciser nañ ko loi bi nga li amoon avant 31 décembre 2019 ñu def la criminalisation du viol loi bi amoon na ay circonstances yoo xam ne daf ko tegoon mu ne même que viol am na yenn circonstances bu ci nekkee daan duñ koy gën a dëgëral ñu gis ne biñ defee lool loi bi article 320 nga xam ne moom moo nekk disposition bi nga xam ne moom mooy tëgg infraction bi li ñu naan infraction ñu gis ne depuis lors
cas viol yi mi ngi continuer di am ñu ne kat nañ xool nan la ñuy yokkee daan bi loolu nag ñi ci jiitu mooy ñi nga xam ne ñoom ñooy défendre ak yelleefu surtout jigéen ñi gis nañ waa AGS à l'époque gis nañ association de femmes ñëpp jóg wax ne kat li fi am dafa war a dakk gis nañ fi ay cas yoo xam ne à l'époque aussi moo defaree woon la chronique gis cas bi amoon Tamba ak yeneen. amoon succession. waaw y avait une succession d'événements yoo xam ne moom moo taxoon après mu am benn levée de bouclier. dem nañu ba ne 1200 cas de viol en 2019. absolument léegi nag bi ñu defee loolu ñu ngi ñuy saisir président de la république ne ah kon gis nañ loolu nañ jéem a yokk daan nañ gën a dëgëral daan yi boobu non seulement yemuñ ci dëgëral daan yi mais dañoo ko criminaliser nag mooy lan soo ko tekkee de façon plus simple muy mel ni daan yi ñu lay daan ñooy mel ni ku rey nit. noonu laa ko mën a waxee. pour wane na que lii ñuy def nii ñu koy wax viol lu société bi lu grave la te aussi pouvoir public yi gouvernement bi jël na ko mu nekk xeexam te mu nekk une priorité aussi pour le gouvernement. donc loolu moo gën a waral bi xam ne gis nañ succession d'événements yu am ñu ne kat nañ tëgg loi boo xam ne toggaat ko ba nga xam ne loo ciy juddu mooy nekk loi boo xam ne bu ñu koy dégg parce que tamit loi dafa am benn portée pédagogique d'abord parce que avant ñu lay jàpp ci lu mel noonu yow soo xamee ne loi bi kat lii la tëral peut-être da nga moytu. donc aspect pédagogique boobu dafa am solo leneen li nag mooy ki nga xam ne moom dafa jéggi loolu ba def ko it ñu ne ko kat boo ko defee lii moo lay dal donc ci tënk avant ñu gën a xuus ci waxtaan bi loolu laa mën a. bu ñu ñëwee ci li amoon avant ba mu nekkee délit daan yi 10 ans la yemoon bu fekkee am na ay circonstances aggravantes. léegi mën na dem ba ñaata at. léegi daan bi mën nañ dem ba sax perpétuité. giiru dund. waaw giiru dundi. maanaam mën nañ la tëj kaso sa giiru dund ci wàllu viol. tey jii par exemple lañ ne su fekkee ne da ngaa sàkku nit nga sàkku bi ba dee ànd si mën nañ la tëj sa giiru dund loolu la ñuy wax circonstance aggravante. booy seetloo tamit ci loi bu bees bi dañoo def ay verrou maanaam dañ ko foo xam ne dañ koo caabi. tey jii même juge bi. su fekkee dafa àtt ba jàpp ne ba mu wër ne yow li ñu lay toppee nekk na am na sanction yi dañ ko def ba nga xam ne am na mënoo wàcc 10 ans mooy li gën a néew li gën a mag mooy dañu 20 ans mais li gën a mag aussi bu fekkee circonstance daf ci am dañ ne boobu mën nañ la tëj ba sa giiru dund parce que loi dafay prévoir ñaari intervalle de peine dafay wax ne par exemple 20 ans 10 mooy li gën a néew fukki at 20 ans mooy li gën a mag mais ci code bi dafa am ay dispositions am dafay permettre juge bi kii àtte moom mën na sax wàcc ci li gën a suufee maanaam fukki at yi léegi nag bu ñu éviter loolu am dañ ko verrouiller dañ ko caabi ba nga xam ne bu wëree ne yow li ñu lay toppee am na mënuñoo wàcc ci li yées fukki at. D'accord. Ndiokhobaye Diouf yow OMDEV nga bokk OMDEV seen particularité mooy benn organisation société civile la buy xeex ci ak yelleef jigéen nag loi bi nga xamante ne moo criminaliser viol doy na leen par rapport ak seen sàkkuteef yi ngeen doon def ngir ak yelleef jigéen gën a ñoŋ. waaw Osama loi boobu doy nañu mais problème bi ci nekk mooy xam naa dinañ ci xuus léegi ci biir débat bi. bu fekkee ne dañu jëlee viol ci cadre délit requalifié ko en crime loolu avancé bu notoire la boo xamante ni nit ñi mën nañ cee teg seen loxo waaye viol dafa doon affaire boo xamante ni yemul rek ci ñu criminaliser ko ça ne suffit pas parce que bu fekkee ne yow yaa subir viol doon victime doon jigéen dañ la war a accompagner te accompagnement yi dafa bëri façon. C'est pas tout simplement accompagnement juridique mais dafa am accompagnement également psychologique. accompagnement yooyu dinañ ci ñëw suñu deuxième partie bi dafa nekk lu am solo. waaye fu mu toll nii ci loi bi ñu laaj nii sincèrement ñu ngi ciy jaajëfal nguur bi parce que viol dafa doon loo xamante ni dafa terrible.
tant que ñu ngi ko doon bàyyi état wu délit peut-être affaire yi day gën a yokk mais bu fekkee dañ ko criminaliser xëy na ñi koy def balaa ñu koo def te xam ne lii mën na lañ ci fekk suba mën nañ lañ ci tëj seen giiru dund xëy na dinañ xalaat balaa ñu koy def waaw. Imam Kanté définir nañu viol sàkku jigéen wala ndaw wala sax góor bu ñu demee de façon générale mais bu jigéen bi tey moo ñu intéressé dem nañu Sénégal ba ñu gën a dëgëral daan yi maanaam jëlee ko délit def ko crime chambre criminelle moo lay àtte mën na la tëj ba sa giiru dund ban jàngat nga ci mën a def en tant que imam. jàngat bi ma ci mën a def mooy que comme li nga wax en tant que imam xam naa li nga ci jublu kon mooy en tant que foo koy delloo ci l'islam ci wàll boobu fi ma ko mën a delloo mooy que ni lépp loo xam ni mën nañ koo def ba mën a delloo ginnaaw ñaawteef bi ñuy wax violence rawatina jëme ko ci jigéen ñi rawatina ci ndaw yi islam daf ciy ànd parce que tooñ la xotti worma la toroxal la boo xam ne islam mayu ko kenn parce que nit ñi dañoo war a nawlante jafe-jafe yu am seen diggante ñu seet nañ koy lijjantee te jaay doole ak këf ak foqar ci ak yu mel noonu bañ a nekk li ñuy jëfandikoo loolu la islam jàngale kon nag li nga xam ni ko juriste bi définiré léegi sàkku nit ki liñ ci jublu mooy jëflanteeg moom ci wàllu jaxasoo góor ak jigéen wala góor ak góor ci jaay ko doole wala bett ko et cetera bu ci nekk islam daf koy dàq parce que islam dafa bëgg lu nekk mu rafet lu nekk tegu ci déggoo ak waxtaan kon lépp loo xam ne rek jumtukaay la boo xam ni day tax lii phénomène bu ñaaw bi dellu ginnaaw islam daf ciy ànd bu fekkoon sax loi islamique la ñuy attewoo ci wàllu loi bi rek pas seulement parce que jàngale islam du rek loi du ñàkk ci biir débat bi dinañ gën a ñëw ci gën a xool cause yi bu ci nekk dinaa ci wax li ma ci xam ci l'islam ne foofu islam mën nañu fa dimbali parce que dañu nekk société boo xam ni quand même majorité musulmane bi islam war nañu mën a dimbali ci lépp rawatina ci feebar yu mel nii mais nag kon ci wàllu loi rek pour wane islam nu mu ci sévère mooy que ni gis nga diggante sàkkonte islam daf ci sévère ba nga xam ni du la may sax ngay jegante koo xam ni war nga mën a séqanteeg moom ba di wéet ak moom di ko war a mën a forcer wala di ko mën a bett ak yu mel noonu yooyu yëpp islam daf koy jàngale bu jëmee ci loi bi ci boppam bu fekkoon loi islamique mooy àtte fii tey ko violé nit moom danañ ko teg sanction yu sévère yoo xam ni faat sax mën na ci am waaw parce que donte woon droit de l'homme yi fi mu nekk ni extra ñoom affaire peine de mort ak yooyu peine à perpétuité moo leen ko gënal mais islam am na ci beneen jàngat parce que pour ñun tëj nit diir dundam pour ñun loolu tam beneen problème la mais ala kulli xaal bu islam doon atte tamit nit ki mën nañ ko tëj lu yàgg mën nañ ko sax faat bu fekkee la mu def moo tax nit kooku faatu wala tamit ñu teg ko daal ay daan yu méttee métti ndax dafa siif nit wala dafa def daal lu ñu tuddee violence rawatina violence sexuelle bi ngeen di wax. donc une petite comparaison bu nekkee ci loi islamique bi la mën na dem ba moom ñu def ko peine capitale. waaw tëj giiru dundam tamit am na fi. waaw am na si. juge musulman bi qaadi bi moom mooy définir li ñuy wax ta'zir maanaam moom la ñuy bàyyil liberté d'appréciation selon li ko médecins yi ak magistrats yi li ñuy wax ci ne cas bi nii la toll moom mooy définir ban peine lañ ko war a appliquer mais ala kulli xaal mooy li ma la wax sànq dynamique bi daal mooy que ni islam day ànd ci bépp peine boo xam ni dafa war a nekk peine bu metti boo xam ni ku ko dégg xam ne boo duggee ci lu mel nii la la ciy fekk dina la jël bu baax a baax. d'accord donc mën nañu wax ni objectif bi premier bi moo nekk dissuasion dañuy dissuader nit yi par rapport ak loi bi nu muy daane nu muy dëgëree ci ki nga xamante ne dina xalaat wala di njort ni kii dina def loolu waaye dañuy ñëwaat ci chiffres yi 2019 yi statistiques yi dafa wax ni am nañu lu toll ci 668 cas de violence sur mineur am 706 agressions sexuelles 15 femmes maanaam fukk ak juróom ñu ñàkk ci seen bakkan ci cas viol yi toll ci 1200 looloo taxoon daaw kuréel yu bëri
ay dafa doy ay AGS ñëpp génn def ay joxu ñaxtu sàkku nguur gi mu voté lii di loi bu criminaliser viol bi Institut Panos aussi ànd ceeg ay organisation société civile yu bëri gën leen a outiller jox leen ay moyens pour ñu mën a porter plaidoyer boobu ak combat yooyu à travers seen projet bi di Femmes Oser les médias donc loolu bokk na tey ci lu ñu rassemblé mu am aspect dissuasion bu nga xam ne ñu ngi ko ciy seet ci criminalisant viol bi ñu voté ko 31 décembre promulgué ko le 10 janvier depuis lors monsieur Ndiaye yow laa koy laaj est-ce que nemmeeku nañu benn baisse benn tendance baissière wala tendance à la baisse depuis ba ñu voté loi boobu noonu en 2019. waaw xam nga comme ni nga ko préciser loi bi ñu ngi ko voté ci fin 2019 janvier la nekk la commencé entrer en vigueur donc su fekkee dañ nga def benn calcul daanaka ñu ngi ci mois de septembre 9 mois d'application mais sur les 9 mois d'application tamit dafa am loo xam ne dafay jaar xaw a ralentir le fonctionnement des juridictions muy benn muy mbas mi muy ñaar muy li nga xam ne mooy grève bi amoon grève greffier yi donc ce qui fait que statistiques yi ni mu waroon a demee pour nga am vrai baromètre boobu nga xam ne dafay permettre nga def benn analyse boobu pour dafay analyse bi nga ciy def dafay day xaw a sooxe léegi mais mën nañ jël rek juste exemple ci Saint-Louis boo jëlee cour d'appel bu Saint-Louis statistiques yi ñu mujj a jot bi ñu defee exploitation gis nañ que par exemple pour le mois de mai et pour le mois de juin ils n'ont pas eu recensé des cas de viol amul ay cas viol alors léegi nag loolu lu ñu ci jàngat bu fekkee dañoo jël loolu comme échantillon mën nañ jàng ne kat am na wàññeeku mais est-ce que c'est un échantillon le seul échantillon pertinent moom rek lañ mën a jël parce que boo demee yeneeni gox parce que jéem naa xool aussi statistique Fatick gis naa ne ñoom def nañ statistique annuelle bu 2019 non pas pour 2020 mais bu 2019 mais boo dee xool ci dossier yi nga xam ne moo nekk ci cabinet juge d'instruction bi xam ne bu fekkee ne dañ la tuumaal ne da ngaa sàkku nit su fekkee ne procureur dafa jàpp ne lii dafa laajaat ñu approfondir enquête bi mën na ko yóbbu ci juge d'instruction bi kooku nag bi ñu xoolee pour 2019 gis naa ne 9 dossiers moo fa nekk encore ca Fatick donc 9 dossiers yooyu jàpp nañ ne clôture guñ kon dafay dem day dugg ci 2020 donc pour gàttal li ma mën a wax daal par rapport à cette question mooy échantillon Saint-Louis bi ci liñ ci gis par rapport ak la amoon avant réforme bi di am gis nañ que ne am na lu wàññeeku ndax nag national bi sur le plan national dafa lool noonu la demee ou pas loolu ba nañ toog ba ci kanam dox parce que il faut xam nga analyse pour mu pertinente il faut ngeen dox daanaka minimum 6 mois 1 an pour mën a def benn jàngat def un travail de comparaison leneen peut-être avant may daaneel sur ce point bu xam dañ ko war a jël aussi en compte mën nañ àtte viol ba léegi ñu ngi koy àtte mais buñ fàtte ne viol yi nga xam ne dañ ko defoon avant loi bi am na yu fi nekkoon yoo xam ne muy continuer te ci règle yi nga xam ne moom la ñuy doxee fonctionne justice li ñuy wax code de procédure pénale li ñu naan application de la loi dans le temps les lois les plus douces les lois les plus sévères maanaam yi gën a daan yi gën a mag ak daan yi nga xam ne moom ñu jàpp ne moom gën a woyof yooyu dañuy buñ xoolee da ngay gis ne dossier yooyu te ñu defoon ko ci avant loi ba yooyu règle yi amoon avant ñu koy modifier moom mooy appliqué wu donc amul benn rétroactivité buy am ci non parce que bële boo seetee loi boobu moo gënoon a oyof loi bu bees bi mais loolu bu jeexee wala yu bees yi loi bi moo koy yóbbaale voilà loolu laa bëggoon a préciser pour ñu xam ko parce que c'est important. Ngoné yow da nga nekk ci terrain bi ngeen am association bi nga xam ne des fois da ngeen di accueillir les victimes mais aussi di jot ay données est-ce que depuis ba ñu loi bi tàmbalee fii ci Sénégal gis ngeen benn wàññeeku mais aussi est-ce que ak conditions yu nekk monsieur Ndiaye mu ngi koy soulever tout à l'heure feebaru coronavirus bi du biaiser yenn données yi. peut-être au niveau juridique
mais au niveau communautaire la fay xew mu ngi fay xew yaa ngi wax donné AGS joxe na 1229 cas en 2019 mais ñooñu ñooy ñi ñeme ñi nëbbatuwul ñooñu ñooy ñi ñu gis mais ñi ne ci biir néeg yeeg ci biir ëtt yeeg ñi nëbbatu ëpp na loolu fuuf te looloo ngi fi ba tey seulement ba fi dafa doy moom dafa jóg ak doole jigéen ñi góor ñi xale yi communauté bi yëpp jógandoo ak moom loolu dimbali nañu ba à la base ñu mën a def yenn activité yoo xam ne dina won nit ban yoon la war a mën a jaar ba nga xam ne nii buñ ko defee lu metti loolu buñ ko mettitalee mën na am fu mu boole mën na am fu mu nëbbatu mais état mën na koo taxaw loolu nag ñu ngi ci ay activité communautaire ñu ngi ciy def bien que yombul comme ni mu ko waxee causerie yombatul mais ñu ngi ciy def ay sensibilisation yu rëy ci biir communauté yi ci biir commune yi ci biir quartier yi ci association de famille mais di si ànd aussi ak suñu càmm ñi ñu xam ne duñu ay noon duñu xeexuñu ñun ñoo bokk lépp parce que doom ji ñuy mettital wala jigéen bi ñuy mettital jabar la yaay la doom la jigéen la donc sa jigéen la donc kooku buñ koy mettital da nga war a taxaw dimbali ko ñu ngi ci loolu bu baax a baax bien que ñu ngi am ay yenn cas au niveau de la communauté parce que diggante ci diggu Covid bi man rek fa ma dëkk muy Wakaam am nañ fa 3 cas parce que de viol parce que xam nga promiscuité bi toog leen ci biir kër yi toog leen ci biir néeg bi daf koo yokk promiscuité bi cas de viol lañ wax mais yeneen violence yi dóore beeg saaga beeg xaste bi yëpp dafay yokk ci diggante boobu ndax jigéen ñi toog nañ ci biir kër yi xale yi toog nañ ci biir kër yi ki nga xam ne dafa daan dem peut-être di ko defi feneen tey ci biir kër gi la koy defee kaka daan def jarbaatu jàmbur boo moytu tey jarbaatam la koy def wala sax doomam la koy def donc situation mais ñu ngi taxaw nag di def ay activité ba fexe yee nit ñi ba ñu xam fu ñu war a taxaw jóge ci lii tubaab di wax phase contemplative mais taxaw ci fexe ba lii jóge fi. Niokho Baye même constat au niveau de Omdev. waaw c'est le même constat parce que xam nga dafa doy collectif la. C'est une plateforme Omdev ci la bokk AGS toutes les organisations qui travaillent dans le cadre des droits des femmes. li bàjjen ngoon wax dëgg la li monsieur Ndiaye wax tamit dëgg la xam nga ci période Covid 19 bi toog leen seen kër bi day indi xat-xatloo te bu xat-xatloo amee le plus souvent dënd yi day teel a jóg. dënd yi dañuy teel a tàng teel a jóg dina may violence yoo xam ne leer na ma ne am na ci biir kër yi waaye kenn du ko mën a yeggee nit ñi. ndaxte bi affaire yi amee instant AGS bi nga xamante ne yoon na ay boutique de droit de droit yi dañuy tëjoon. ndaxte moment période couvre-feu bi il n'était pas possible pour que nit ñi di liggéey dañu tëjoon mais man bi ma si jokkook ñiy liggéey AGS am na ay coups de fil yoo xam ne jot nañ ko allant dans ce sens maanaam ay nit yoo xam ne dañ leen violenté mën na bañ a doon viol mais mën nañ la dóor ça peut être benn violence physique mën nañ la dóor mën nañ la harceler mën nañ la yuuxu mën nañ la gaañ léegi nag chiffre yooyu pour ñu mën ko am comme ni ko Moussa Ndiaye waxee il faut ñu xaar ba année bi jeex ba ñu dugg janvier bu ñu recensé chiffres yooyu yëpp après dañ ko mën a yéene au niveau des médias nit ñi yëg ko xam ñaata cas de viol ñoo amoon ñaata violence physique morale yooyu yëpp ñoo amoon au courant de la Covid. parce que dafa doon loo xamante ni dafa doy waar xam nga comme ni ko bàjjen ngoon a waxee nit ku nekk jigéen nga bàyyi sa kër. mën na nekk sa yaay mën na nekk sa doom mën na nekk sa tante mën na nekk sa ñees ba nga xamante ni bët bi nga koy xoolee moom nga war a xoolee beneen jigéen. comme imaam ni mu ko waxee sànq loolu day dugg ci wàllu sensibilisation xam nga yar bi boo des bu yar bi bu ñu gënee taxawoo yar bi rek xëy na viol dina wàññeeku ak yenn xeetu violence yi. Niokho Baye comme ni ñuy waxee dafa am violence physique am violence morale noonu la aussi viol am ci sphère yi nga xam ne lañ koy faral di gis ñu ngi wax sànq ba léegi ci kër yi mais ci bureau liggéeykaay yi wala jàng fu ñuy jàngee également mën nañ fa gis loolu di viol. nag cas yi ngeen di jot. dafay laal sphère yu bëri yooyu. sphère yëpp lay laal parce que xam nga bu fekkee yow da ngay liggéey ak nit yow employé am nga doon jigéen moom am na benn niveau de responsabilité bu mu yor ci biir entreprise bi mun na la harceler te harcèlement xeetu violence la tu vois parce que nit ki du caage ne yow da ngay nekk liggéeykatam xam nga mu doon sa njaatige rek lu mu jekku dala ko war a teg parce que loolu day jouer au niveau de ta psychologie daf lay perturber moralement
mën nga wàcc dem sa kër sa jëkkër di wax ak yow nga nekk dans un état dépressif boo xamante moom du xam lu ko waral alors que da ngay subir pression au niveau de l'entreprise une pression permanente loolu yëpp ay xeetu violence de yooyu yëpp dañ koy jot dans nos organisations nit ñi diñu ko expliquer des fois le plus souvent dañ ciy dox tànku jàmm parce que Sénégal tam dafa am culture ñun épousé wuñ culture tubaab yi ñoom du ñoom ñoo ñuy wax violence basée sur le genre ces trucs là du ñoom ñoo ñu koy jàngal parce que dafa am ay textes yoo xamante ni dañ fi nekkoon boo duggee ci ay bindu Thierno Souleymane Baal da nga fay fekk jigéen am fa place boo duggee ci dans la charte Kouroukan Fouga bu Mali da nga fay fekk jigéen am fa place kon ñun du tubaab yi ñoo ñuy wax nan la ñu war a comporter ak suñuy jigéen mais lépp problème éducation la rek imaam day faral di ko wax day naan buñ ñu importer li nekk fële tegal nu ko nous avons nos réalités socio-culturelles suñuy réalité nag àndul si ñuy maltraité jigéen l'islam àndul si ñuy maltraité jigéen benn religion révélée àndul si ñuy maltraité jigéen il ne faut pas ñuy importer yenn stéréotypes yi di ñu ko indil ñun mën nañoo defar suñu bopp ba nga xamante ni violence basée sur le genre du am Afrique du am Sénégal. d'accord imam ñoo baay mu ngi koy jund léegi nee na du benn diine rafetluwu ko benn diine aussi diglewu ko. lan mooy cause yi alors pourtant comme sànq si sa njëlbeenu wax yaa ngi wax ni majorité population sénégalaise bi pourtant ay jullit lañu donc fan la cause bi fan lañ ko mën a seete. waaw ce qui est sûr mooy que ni cause bi du ci l'islam parce que bu fekkoon cause bi l'islam la kon bis bu nekk nga dégg loolu ñu koy def nga ne li ñu nekk jullit moo tax ñu koy def te c'est le contraire tey comme ni ma ko waxee ci charia bu charia doon àtte tey jullit bu ko def la ciy fekk dana metti loolu kon déjà loolu rek mooy wane ni du question ne ci l'islam la kon société bi mooy am na muy fonctionner jullit yi aussi ay nit lañu loo xam ni dañu nekk ci benn environnement nekk ci benn société muy fonctionner façon boo xam ni seen nité daf ciy feeñ ak tamit seen niveau d'éducation ak seen kër donc jullit boobu donte woon majorité la doo ko seppi ci conditions yi muy dund bëgg koo def benn malaaka ki nga xam ne jullit la te amul lu mu lekk mën naa def loo xam ni l'islam sant ko te boobaa doon li mu nekk jullit moo tax mu def loolu mais li mu xiif moo tax mu def ko ki nga xam ne tam jullit la mais jotuñ koo jox éducation bu jaar yoon ci ni alquran jàngale ni ñuy wormaale jigéen ak yonent sallallahu la mu ca wax li mu mujjee wax dans son sermon d'adieu bokk na ci usikum bin nisaa xayra maa ngi leen di conseiller lu baax ci seen jigéen yi bokk na ci discours d'adieu ñu mujjee wax Arafat jullit bi nga xam ne nag amul boobu éducation mën na def ñaawteef en ce moment boo ko delloo ci l'islam yaa ngi tooñ l'islam mais benn jullit la boo xam ni donte woon dafa judd ci l'islam dégg nga mais amul valeurs yi nga xam ni moom la islam di xaar ci moom kon li ñu war a def daal mooy gën a waxtaanee li l'islam jàngale ci wàllu wormaalante nawlante ak jëflante bu rafet bu yiw rawatina nag ak ni islam tere araamal lu jëm ci siif ak jaay doole ak ci lu mën a doon façon violence bu nekk comme ni ma ko waxee sànq foqar ci yëfu jàmbur alalu jàmbur xam nga islam lu leer la ci jàngale xool islam bu demee ba tere la jëw ki fi nekkul nga wax lu ñaaw ci moom bu la islam tere loolu kooku waxuma la nag dina la may ngay jaay nit doole wala di siif nit wala di siif jigéen et cetera kon je crois que problème bi mooy léegi nan la ñu war a fexee soxna si li mu wax sànq rafet naa ko trop parce que am na benn démarche boo xam ne bu ñu ko faussé mooy def ko benn combat des femmes contre les hommes. loolu day indi problème bu rëy foog naa dégg nañ ma ci ma coow ci fan yii bu yàgg am nañu comprendre li ma wax am nañu comprendre mais ala kulli xaal l'essentiel pour man il faut benn voix feeñ rek pour que nit ñi ne attention waa ji lan la bëgg quoi mais yaakaaruma ni am na ku war a mën a xalaat ne Imam Kanté dafa ànd ak ci ne nañ bàyyi ñu violer jigéen ñi dara waru ci fekk góor ñi je crois que loolu moom warul mën a nekk mais le fait que ñu intégrer góor ñi ci lutte bi c'est très très important. C'est très très important parce que pour man loi bi mi ngi fi mais ce qui est sûr c'est que su ñu defee statistique ci kanam di nga gis ne violence boobu noonu tey jii boo jëlee pays européens yi
nga xam ne du islam mooy seen diine fa la ëpp violence conjugale jëlal chiffre yi France fa la ëpp te pourtant c'est pas du islam moo koy expliqué mais seeni condition ñoom ak lay tax foofu góor ñi di duma ay jigéen ñoom ñoo ko xam donc seen sociologie moo koy joxe mais ñun fii tey kon nañ intégré góor ñi tey jii bu fekkee da ngay wax ak góor ñi wan ka ni yow góor bu yiw jigéen bu nekk da nga ko war a xoolee bëtu dégg nga sa doom bu jigéen sa sœur sa yaay et cetera soo waxee ak moom noonu ba pare na fekkee jullit nga islam lii la wax soo waxee noonu foofu nga ëpp chance intégré ko ci lutte bi que boo ko nee yéen góor ñi da ngeen a bon bëggu leen lu baax ci jigéen ñi nangam ak nangam je crois que kon discours boobu mën na jouer donc il faut que ñu def góor ñi des protecteurs des leviers même dans ce combat là parce que bépp góor bu yiw ñaaw la na lu mel noonu rafetul ci moom rawatina bu dee jullit. est-ce que aussi imam war nañu xaar ñoom ñu leen ciy boole est-ce que war ñu ci jiitu. c'est vrai aussi c'est vrai pour man sax jàpp naa ni jiitu nañ ci quelque part parce que il est vrai que am na des fois ay façon jëfin ci mbir société comme le fait que par exemple souvent góor mën na guddee tëddi si wax yu mel et cetera ñu ne góor la yooyu dëgg la ay réalité la mais comme ni ma la ko waxee du islam. c'est-à-dire loolu na leer c'est-à-dire que loolu ay tradition la yuy wane ni góor virilité mais du l'islam parce que l'islam dafa tere njaaloo xam nga islam bu dagan bi c'est-à-dire li ma du pas bu dagan bi islam bu dee sax relation sexuelle bu libre entre ñaari personnes bu ngeen dul jëkkër ak jabar islam da ko araamal kon kooku bu consentante bi sax te jaarul ci mariage pour ñu protéger ko parce que bu tax islam tere ko lële dafa am ay conséquences yu ci mën a am yoo xam ne yenn saa yi jigéen ñi bëgg koo régler ak avortement bëgg koo régler yeneen ak yeneen moo tax islam ne woon ñag leen ko fii ci cadre boo xam ni lu fa xew ñu mën ko fa régler léegi nag soo xasee ba dindi cadre boobu léegi ba pare ne islam na ñëw régleel ma ko malgré que alors ñu mel ni man dañuy bañ parce que dama naan de du ma ko mën a delloo ci li ma xam mais li ma bëgg a wax foofu mooy que ni bu fekkee ne loolu sax islam daf ko tere kon waxatuma la nga naan parce que góor la am na droit siif jigéen ñoo c'est un homme alors que c'est un homme boobu islam tere na la sax déjà koo takkul nga séq ak moom kon c'est sûr que du islam kon loolu ay tradition de virilité yoo xam ne dañ koy fekk depuis Grèce góor way et cetera loolu beneen affaire la mais pour man li nga wax na lu tax góor ñi pour man jiitu nañ ci pourquoi parce que tey jii boo jëlee islam ni mu war a gën a duggee ci combat bi gën a yar góor ñi gën leen éduquer ñu gën a bàyyi xel phénomène boobu ñu gën a bàyyi xel phénomène violence faite aux femmes de façon générale ak violence sexuelle depuis bañ leen di jàngale depuis daara ji ba ci imam bi la muy xutba ba ci ngénte bu amee imam bi waxaale ci et cetera ku mel ne man noonu lay def tey jii boo ma woowee tey may takk sëy nii naa xool phénomène d'actualité yu ci gën a doy waar naa profité 5 minutes bàyyi ci xel pour nit ñi kon pour man góor ñi déjà ci côté boobu ñu ngi ci biir boobu combat te na nga ko seetlu même des fois gis nga góor boo xam ne dafa violé jigéen wala dara ni na nga ko seetlu en général ay góor a koy duma ba mu bëgg a dee ci mbedd mi waaw kon en général góor ñi rafetlu wuñ loolu mais am na ay benn yu koy def mais nañu gën a impliqué góor ñi comme ni ma ko waxee comme levier ci biir combat bi ak tamit ñu gën a impliqué ñu si mel ni ñoom ñoo ko bàyyi waaw ñu leen di woo ay E4C donc ñoom dañuy bokk ci combat jigéen voilà ba pare ñu gën a impliqué la dimension islamique de sensibilisation ci biir combat bi mais bu amee yenn genre féministes yu ko jiite sunu genre yi ñun tam duñ mën a dugg parce que dañuy jàpp ne ñu dañu bëgg a dugal ci benn combat de genre boo xam ne ñun duñ ko mën a assumer par rapport ak islam li mu bëgg. sensibilisation ñu boole ci benn élan boole leen ci yéen. est-ce que loolu actuellement am na sax ak loi bi nii sentir ngeen ko. non man sentiruma ko mais mës naa dégg kenn daal muy wax ne am na imam yoo xam ni dañuy liggéey ak waa AGS. waaw kon ñoom ñoo ko mën a wax. mais bon gis nga ni des na daal. je pense que des na. waaw xam nga pour renforcer tout un Osama doguma la may li imam di wax mooy li nga doon expliquer léegi quoi loolu moo ëmb ñu taxawal OMDEF. parce que sensibilité yëpp a ci nekk. des professeurs d'université tout le monde. parce que bu fekkee ne dañ ne ay góor peut-être mën nañ jóg dem wax ak yeneen góor mën na avancer la cause bi. parce que généralement bu fekkee ne jigéen dafay dem ci góor pour wax ko yenn affaires yi day xaw a difficile. parce que ni ko imam di waxee
c'est une tradition boo xam ne dafay yàgg bokk si ñu yàlla mooñaale ni góor day wane toujours dëndam day wane ne man maay chef maay patron fii dem tu vois léegi bu fekkee yow da nga nekk góor boo xam ne tu es convaincu sur les droits des femmes et des filles il est plus facile yow nga dem toog beneen góor waxtaan ak moom am na nooy waxee ak moom dina dem benn instant boo xam dina xaw a metti nag mais boo demee nit la dina xalaat ne mais kii ni mu mënee nangu jigéen am àq ak yelleef doon góor pourquoi man waruma ko mën a nangu xëy na dina indi changement ci moom sensibilisation boobu il faut mu nekk sensibilisation boo xam ne day permanente comme ni mu ko waxee waa AGS ak yeneen organisation yi nga xam ñu ngi liggéey ci wàllu ak yelleefu jigéen am nañ ay imam yoo xam ne dañuy liggéey ak ñoom mais ba léegi tamit elles peuvent intégrer d'autres imams imam Kanté mi ngi fii d'autres imams sont là parce que tant que affaire bi ñu ngi koy teg si que ne l'islam alors que l'islam waxul loolu l'islam waxul loolu la religion chrétienne n'a pas dit ça le judaïsme n'a pas dit ça boo génnee seen écrit ñoom dañoo fonk jigéen mais xam nga àdduna lépp loo gis rek dafa may lobby fépp la am na ñoo xamante ni dañuy surfer si benn affaire pour régler seen problème. dëgg la. voilà loolu moo koy indi ko. si ponk boobu rek li ma ci bëggoon dolli mooy boo ñu déggee li ñu wax léegi waxtaan bi dañuy comprendre que ne phénomène surtout viol bi pour man dafa jéggi sax affaire religion man jàngat bi ma ci am mooy dañu war a dellu ci éducation parce que noonu la ñuy jàppale aussi nguur. ak réew parce que pour moi c'est d'abord li jiitu c'est un problème d'éducation te loolu ñi ci jiitu it moom mooy waajur yi xam nga pour man nit dañ koy boo ko yilifee da nga koy yar te loolu day ñëw religion boo jël loolu nangu ñëpp ñoo ko bokk société bi même bu dul religion xam nañ ne que société dafa am nu muy doxee bu amul benn règle de fonctionnement rek day jaxasoo fekkee na nag da nga am doom pour man da nga ko war a yar parce que noonu la ñuy jàppalee nguur mën nañu jël ay loi def mu saaf ak yépp mais doomu aadama bi dañ ko war a tàggat teg ko ci yoonu doomu aadama mu xam ne lii jaaduwut waroo ko def muy góor nag muy jigéen parce que toujours dañuy wax naan góor gi mais ci góor ak jigéen parce que suñu expérience liggéey war nañu situation xam ne des fois sax jigéen gi moom mooy indi yenn situation yi voyez donc kon loolu lépp daf ci am ñoo xam ne sax dañuy dem jigéen ñoo xam ne dañuy dem donte sax mineur lañ dañuy dem naan la man musuma dama ko nangu ama ci ànd mais taxul yoon daf leen a protéger. dooguma la donc dooguma la juste ma dama lay bàyyi ko ne juste et ça aussi souvent jigéen ñi sans émotion bi ñu ciy àndal ci loolu foog ñu ñeme ko discuter tamit parce que ñoom dañuy reprocher góor ñi way góor ñi ko wax mais jigéen ñi tam émotion bi ñu ciy àndal mais loo wax rek ñu ne da nga justifier mais justifier moo dama expliquer c'est-à-dire que tey jii nga jël sa doom bu jigéen mineur ne ko demal sa nijaay jële ne ko may ma 1000 francs mu fekk ko ci néegam fekk un locataire ne ko sama tëg waa ji ubbi mu ne ko sama yaay moo ma ne nga may ko 1000 francs gaz bi dafa jeex kooku exposé woo xale bu jigéen bi ci waa jooju mais loolu justifié wul léegi nag léegi benn féministe nga dégg nga Imam Kanté ni wax loolu warul tax waa ji violé ko neewuma daf koy violé dama expliquer que situation yu mel noonu te loolu ça vient d'une femme par exemple am na yeneen cas yu mel noonu c'était juste pour dire que c'est complexe quoi. waaw c'est-à-dire que dafa nekk phénomène boo xam ne c'est très complexe et situation yu nekk li ñuy gis. moo tax ma ne. tamit li ci gën a am solo mooy ñu yar bi parce que tamit dama jàpp ne garab boo koy jubbanti da nga koy jubbanti bi ci ba mu tooyee. mais am na foo xam ne bu fa tollee dana jafe lool pour nga jubbanti ko te ñun nag wàllu nguur lu ci ma nekk mooy ñun dañuy def loi ñu ne kat lii ku ko def lii moo lay dal kon nag ñun dañ war a xool ñun société bi waajur yi ñu gën a góorgóorlu ci loolu jàppale xale yi muy góor muy jigéen yar leen te ñu bañ aussi di ragal di aborder yenn questions yi parce que tamit dafa am ay problème des questions tabou yoo xam ne dañ naan lii waruñ koo wax ak luñ ko kii mais xam nga nit ki soo ko jàngalu xamulu ko du xam te ku xamul daanaka yàgg bàyyi ma Imam tabou yooyu des fois dafay freiner yenn sensibilisation yu bëri est-ce que lépp mën nañ ko waxtaanee surtout bu nekkee pour xamle la éviter yenn jéeye yi
mën na bu dee ci l'islam la mën nañu waxtaane lépp maintenant islam amul question tabou souvent yenn saa yi ñu invité ma ci ay kii ne ah islam imam kii man ne non islam amul question tabou ku nekk sa xam-xam fi mu yem rek foofu nga yem mais bu fa yemalee l'islam damay tooñ même sama mbokk oustaz yenn saa yi ma jàppante ñoom ci ay masala woo leen téléphone bi ma ne xoolal oustaz bul yemale islam sa aliwu fi mu yem ak sa gëstu fi mu yem islam rien de ce qui est humain n'est étranger à l'islam. Parce que des fois, et de ce qui est humain fait partie de la souffrance de l'homme et de la femme et de l'enfant et de la personne âgée et du chômeur et du handicapé. Donc nit fu mu fragile rek islam day taxaw ne ko kaay ma jàppale la. L'islam veut un homme debout, une femme debout, etc. Donc tabou yooyu ngay wax am na ci yoo xam ni du affaire islam affaire tradition la. tey jii par exemple boo gisee nu ñuy génnee jigéen par exemple des fois ci yenn waxtaan yi ci village yooyu du islam mais ci ethnie yi la dépendre ak seen histoire na mu demee woon penc ma. et cetera boo ñëwee nag daal ne way islam moo indi lii da nga indi ay jaxase tabou yi tamit amul benn question bu nit yittewoo bu islam wax ne buñ ci waxtaan. nañ koy waxtaanee kay ngay wax ak ku nekk la mu tollool ci ñu war ko waxtaanee ak moom effectivement tey soo mënee tey ñu def éducation sexuelle pour des enfants de 8 ans 9 ans je vais me poser des questions mais soo mënee nañ ko def à partir de la puberté au lycée et cetera je dis oui maintenant module bi na ànd ak aussi la morale sexuelle islamique et cetera ku nekk def la neex après mais au moins qu'on leur transmette des valeurs yi ñu gëm ñun ci wàllu boobu donc tabou amul même li jigéen ñi di wax aussi foofu tamit nëppal bi moo tax non je dis non. nëppal am na ci lu baax ak ci lu bon am na nëppal boo xam ni baax na parce que jarul tas sëy ak yàq famille ndax yenn phénomènes yi mais mu des nag mooy yenn fan la toll niveau problème bi ci famille bi wala ci koñ bi fan la toll ak ñan ñoo ko war a waxtaanee parce que loolu c'est important boo dimensionné wul problème bi di nga bëgg a régler dara yàq sax lu gën tey jii benn problème bu amee ci kër gi nga ñëw rek am noo ko régler nu mu la neexee nga indi fan problème boo xam ni. tas nga kër goo xam ne même ki nga doon bëgg a sauver amatul repère familial parce que am na demee na noo xam ni dootul gis papaam. mais ci wàllum siif est-ce que nëppal mën naa am. ça dépend waaw. ci wàllum viol. waaw. ci biir occasion waaw ça dépend ci wolof lu mu tuddee nëppal rek xam nga dama ni nëppal ak bañ ko waxtaanee bokkul c'est une petite nuance mais c'est très important damay dégg ci plateau yi tout le temps may nga ma occasion sax moo xaale ko ci plateau yi damay dégg jeune journaliste ki la waay nëpp mais. foog ñu wax wolof ak tam wax lu nekk jox la benn exemple gis nga ñun depuis bu ñu nekkee tout tànk problème yi ngi wax yi ni beesul jëlal yi ci gën a ñàng inceste et tout beesul musul jóg ci àddina bi te du fi mus a jóg famille yu bëri yoo xam ne am na fa xam nañ leen ñun depuis bu ñu nekkee tout tànk yi ngeen waxtaane yépp nii doon naa ko dégg di ko gis ci ay nit mais pourtant am na nu ñu ko doon régler kon nëppal bokkul ak bañ a waxtaanee ak bañ a régler mais am na loo xam ni xew na ci biir kër gi nga ne na ko ñëpp yëg nañu dem wax ko fu ne ci médias yi wax ko fu ne ci mbedd yi ak quartier yi loolu ça veut pas dire que ni régler nga problème bi ni ñu ko war a régler par contre bañ cee wax bu fekkee loolu lañ tudd nëppal bañ cee wax loolu baaxul mais ci biir islam ak ci biir suñu tradition bañ cee wax musta am man ku bëgg nga démontrer ma loolu musul am tey jii lu mës a xew ci kër yi dañ koy waxtaanee ça dépend ni ñu koy waxtaanee ñun bi ñu nekkee tout tànk dañ doon gis ni paa yi def ay délégation fajar di dugg ci ay kër di génn fekk ay problème yu mel noonu lañ fa doon régler yenn saa yi nga laaj paa bi sax foo jëm ñu mën a la téye salaam yi lu ci sa yoon parce que temps yi dañoo régler ay problème inceste ay problème kii mais léegi bu fekkee ni modernité ak réseaux sociaux tax na tey jii lu xew ci kër gi nga ne naa daw dem def ko benn Facebook naa daw dem def ko WhatsApp naa daw dem ci benn émission boo xam ni dama koy wax ne sam papa par guddi day dugg ci néeg bi et cetera on peut se poser la question de l'utilité de cette façon de vouloir régler un problème boo xam ni am na koo xam ne jot na ci te amu ci benn solution. dañuy def bruit rek mais du mujjee régler. mu ngoog par contre comme bu njëkk ba ni ko paa yi doon doxee waxtaane ko toog ak maire yi waxtaane même li ñu doon wax dañuy exclure yi yëpp c'est faux absolument faux. jigéen ñi musul leen génnee dara ci kër yi ku nekk nag ak lañ la war a wax musul leen génne maire bi dafa am lu ñuy waxante ak moom xale bu jigéen bu ndaw bi am lu ñuy waxante ak moom bàjjen bi am lu ñuy waxante ak moom loolu yëpp ñu koy régler loolu moo gënoon efficace sax
que ces moyens violents là de la juridiction là kii nga di avocat yu bëri ñëw toog coow li kërën kërën. ah mais c'est que société bi léegi noonu lañ ko organiser. ah mais ça veut pas dire que ni moo gën. c'est-à-dire que non du lu bees rek moo gën. du ne lu bees rek moo gën da ngay xool qualité li ñuy def tey jii mais loi yu bëri actuellement sax ñu ngi dellu ginnaaw ci yu bëri yoo xam ni exhibitionnisme la gën a doon que régler des problèmes très 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 sensibles chez les n'est-ce pas dans les familles et cetera mooy li ma la wax tey jii da nga gis koo xam ne dara day xew këram ñu jàpp ko def loolu dem tëj moom ci boppam moo ciy jooy yu metti yoo xam ni day bëgg sax ñu libérer kooku parce que am na kooku fu mu fa féete wala nangam gis naa benn cas fële Pikine boo xam ni foog naa ndaw si grand frère am moo violé sa petite sœur xamul mel noonu et cetera mais police bi mu ñëwee mais ndaw si dafa ne suñ jàppee waa ji mu xaru bon cas yu mel noonu par exemple da nga naan rek ba je m'en fous parce que l'essentiel mooy waa ji et cetera mais médiation familiale ak loolu ça n'a rien à voir ak nëpp-nëppal c'est une question de médiation boo xam ni li kii di wax sànq dama ko ci fekk si mooy que ni il faut pas que ñun tam ñu am complexe di appliquer ay outils ci ñoo xam ne daanaka famille sax amatu fa comme dans les pays européens seen modèle de famille cassé nañ ko seen type de relation bokkul ak suñu bos ñun nu ñu amee communauté am famille am et cetera ñoom amatuñ ko kon ñoom li ñuy régler seen problème yëpp léegi tribunal la. donc loolu ici il faut ñu def attention je répète encore ça n'a rien à voir ak ne pas parler du problème ak régler le problème nëppal ça veut pas dire ne pas en parler. mais nëppal imam mën na bañ nga yegg ci juridiction ba sanction am ci ngóone. mën nga régler sans sanction am. ah bon. oui imam mooy judiciarisation bi yéen daal foog ñu tëj nit daal pour solution am. imam xam nga organisation boo gis. am na médiation. dañuy récidiver médiation moo ñu gën a lépp su mënee ne ki dóor mën nañ def médiation. ki saaga mën nañ def médiation ki xëy benn violence financière joxatul dund mën nañ def médiation mais nag bu yéggee ba ci viol parce que aussi borom kër ndijaay papa bu demee ba yegg ci doomam wala ci jarbaatam kooku jóge na nit nekk na leneen moment boobu. loolu tubaab bi ñoo leen wax loolu. nekk na leneen imaam déjà ñu ngi wax man xam naa sama maam ceddo la mais imaam dañu ne njaaloo rek. ci te ñi ci bëri ku am jabar wala ku am jëkkër dañuy rey nit dañ koy rey ki ko def dañ koy wax ci l'islam donc kooku violé ba pare kooku dee na ba pare ci l'islam raisonnement bu baax donc islam imam mais vraiment te gis nga lii gën a bon ci contexte islam atte benn dëkk yar nit ñi may ma àgg xoolal yar nit ñi def lépp promiscuité bi nga wax et cetera yooyu amul ci condition yu ñu nekk nii waaw léegi imam viol moom ma dolli la ci tey ji na nga seetlu dysfonctionnement yi am ci société bi ak injustice yëpp daf ciy jouer donc am na loi yoo xam ne tey ji baadoole yi ak ñi gën a néew doole la ñu koy appliquer ma jox la benn exemple boo jëlee tey cas viol yu mel ni li ma wax mën na jaaxal nit ñi mais dama koy wax mu clair parce que tey ji les jeunes garçons yi nga xam ne ils ont 25 ans 30 ans 35 ans mënuñu am sax benn stage waxuma la nag naan dañuy takk soxna te fekk ñu baax lañu kenn gënu leen mais il commence à recevoir l'instinct sexuel xale bu góor bu njëkk ba 18 ans sa papa takkal la soxna parce que xamu nañ ni problème boo war a régler la mais da nga ko war a régler dans le cadre du mariage boo demee ba léegi dans les villages dañ lay teel a may soxna loolu moo gënoon efficace li ñuy def nii la modernité a échoué dans ce domaine mooy li may wax léegi ay lu bees ak modernité tey ji on est dans les ñi am soxna rek ñoo fi violé ay xale non attends waaw ñi fi violé ay xale téeméer boo xool juróom benn fukk yi ñu ngi ci seeni soxna ki violé doomam kay kooku waxuñu ko ñàkk soxna d'accord ki violé jarbaatam waxuñu ko ñàkk soxna mais lu nekk ci nit ki la loo xam ne dindi ko ci moom dafa jafe gis nga képp koo xam ne jàppee nañ la viol bu ñu defee enquête juróom-ñaar kër yi nekk sa ndeyjoor juróom-ñaar yi sa càmmoñ juróom-ñaari kër yi sa kanam ak yi sa gannaaw dinañ fekk ne mësoon nga ko def dañoo noppi woon wala mësoon nga wone ne ak loolu mu ngi ci yow voilà donc muy loo xam ne ni dafa xaw a doy waar. waaw mais justement jëlal exemple boobu. ka ko mësoon a def. mais dañ ko war a waxtaane. man mi mën naa la wax cas boo xam ne man waxtaane naa ko. ci benn quartier. ba ñu régler problème bi te eggul ci presse. defatu ko est-ce que récidive doo ci xam dara trouvé nañ solution en tout cas
boo xam ni waxtaane nañ ko. mënu ma xam ndax du ko defaat parce que loolu yëfu nit la. Osama man waxtaane bi laay bañ. même ku ñu génnee kason bi. waxtaane nañ ak papa boo xam Badiane ne Ngoné violé na ñetti doomam. Badiane Ngoné viol bi. caaw bi ñu waxtaane ko ñaareel doom bi ñu waxtaane ko ñetteel bi ba mu ko defee taaw bee ko boole. xam nga mu mën a kii foofu. xam nga donc viol monsieur Ndiaye. bu ni ngeen raisonné nii dafay mel ni viol bi dafa concerner simplement cas ki nga xam ne moo ko def. moo ko def voilà man loolu laa bëggoon wax. te pour man affaire bi da nga koy xool ci ñaari côté yépp. ki ko subir. et surtout sur la victime bi. victime bi c'est important. moo gën a tax tey ñu toog. voilà parce que surtout ñu leen di gunge ñoom victime yi. loolu c'est important beneen bi nga xam ne aussi c'est important il faut bu ñu jël ko en considération suñu analyse mooy que aussi dañoo nekk ci société boo xam ne aussi dafa am ay règles yoo xam ne noonu lay fonctionner. société bi waxuma nag société bi nga xam ne avec ses facettes yi nga xam ne mooy ñi am na jullit ak ñeneen c'est-à-dire nguur gi dafa am règle yoo xam ne ñu tëgg ñoo xam ne ñu tëgg mu applicable à tout le monde kon kooku mënuloo ne waaw lu tax ñu loi bi ñu koy defee nii loi bi moom mun faw mu am c'est applicable à tout le monde loi bi aussi exclurul la médiation mais daf na am yenn infraction yoo xam ne viol moom nekk jàpp nañ ne infraction bi dafa jéggi dayo goo xam ne tey jii fu ñu ne leer na ni kii moom moo ko def moom lañ war nañ ko jël en charge la ca yoon war a wax ñu def ko ba pare tamit victime bi parce que tamit loolu ñuy def règlement à l'amiable boobu ñuy def si biir kër yi par moment aussi mën naa am impact ci ki nga xam ne mooy victime bi mu màggaale ko di ko soxaale ba mu jur ci moom yeneen i jàngoro yu mel noonu moo tax nag kon tey jii ñun jàpp nañ ne nguur gi wàllu yoon moom faw mu am. ci loi surtout en tout cas lu jëm ci viol. waaw dañu nekk société boo xam ne loi yi moo ko régir. loi impersonnelle et générale. dañuy ñëw ci accompagnement bi nga xamante ne. prise en charge non waxoo loolu imam prise en charge bi nga xam ne victime yi war nañ ko am comme ni nga ko waxee dafa am ki nga xam ne moo ko def pour dañ koy teggi daan waaye victime bi aussi war nañ ko gunge parce que ci li mu subir mu mën cee génn est-ce que yéen avec loi boobu prévoir ngeen yooyu accompagnement pour victime bi surtout accompagnement psychologique bi. waaw loi bi comme ni ma ko waxee ci sama njëlbeen sama may jël kàddu da nee naa la loi bi dafa wax daan yi léegi viol nekkatu délit crime la te loolu mu ngi tegu ci peine yi nga xam ne daan bi nga xam ne dañ ko yokk mais loi bi prévoirul ay mesures d'accompagnement parce que mesures d'accompagnement yi c'est un peu procédure boo ko defee rek yaa ngi ci procédure prise en charge ki nga xam ne moom mu nekk mais exclure ko aussi pourquoi exclure ko parce que tey jii bu ñuy liggéey suñu kàddu liggéey koo xam ne dañ koo sàkku mën a nekk xale mën a nekk mag mais surtout xale mais am na benn service boo xam ne toujours lu ñuy wax service AEMO dafay ñëw dañ koy woo mu ñëw lépp lu ci mën mu def ko ci prise en charge aussi mën na nekk ci police ba mais xam nga dañ dafa am viol dafa nekk situation bu complexe phénomène bu complexe buy agsi ci tribunal fi nga xam ne fa ñu war a àttee day fekk ne lu bëri passé na waxtaan nañ ci kër yi dem nañ ci maison de justice chef de quartier bi chef de village bi dem nañ sax ba nga xam ne waa ji dem nañ ne daf ko ëmbal parce que des fois day am viol bu ànd ak ëmb léegi bu fekkee ëmb daf ci nekk toujours dañuy xool ñu naan ko waaw boo ko mënee takk def nii boo def nii ba affaire bi jël ay weer ba nga xam ne daanaka buy agsi boo foofu wees na parce que jàpp nañ ne kii bañ na ñu ne léegi nañ koy dool teg ci yoon wala ñu laaj ko xaalis yooyu yëpp dañ koy gis ñu ne nañ ko teg ci yoon dégg nga kon ce qui fait que ñun bu agsi ci justice am na yu bëri ci prise en charge bi mën nañ ko bañ a xam mën nañ ko bañ a yëg mais viol yi nga xam ne dafa am ci tàng-tàng bi parce que prise en charge bi dafa am plusieurs aspect am na nekk aspect médical mën na nekk aspect psychologique mën na nekk aspect judiciaire effectivement te aspect médical bi sax dafa am impact ci aspect judiciaire bi parce que tey jii suñu la teelee yóbbu hôpital ñu médecin seet la ñu ne kat kii wér na ne ndawam jël nañ ko wér na ne biñ ko defee lii moo ci am wér na ne tamit gis nañ ci lii nga xam ne ci góor la war a mën a jóge wér na ne lii wér na ne li loolu bu fekkee ne ci dañ ko def teel a def
moo tax ma ne aspect boobu dafay permettre justice bu ñëwee ci aspect judiciaire bi liggéey bi da gën a yomb mais jafe-jafe yi ñi am nag ci wàllu liggéey jëm ci wàllu viol lu ci ëpp nag dafa tax dañoo gis ne bu viol bu ñu ñëw justice rek toog nañ temps bu yàgg la ñu waroon a jël mu ànd ak muy procédure bi fekk na wees na ba tax bu ñuy àtte par moment sax su fekkee dafa am ay bañ wala yu mel noonu te amuñ beneen preuve dañuy def sax test ADN bu ñu ñëwee ñuy renvoyer boo seetloo procédure viol bu ñu danañ dem ba def fa sax dañ ko renvoyer lu bari muy yegg ci rôle bi parce que kii nga xam ne moom dañ ko jiiñ bu bañee te amuloo élément yooyu anam boobaa faaw nga jéem a xool ndax lii nii est-ce que bu ñu defee test bi dinañ ci gis liñ ci doon xaar wala déet. ba tax ñu mën a déterminer. ci moment boobu mooy su fekkee am na grossesse mais bu fekkee amul grossesse rek day nekk ki nga xam ne moom moo ne dañ ko sàkku parole am contre ki nga xam ne du nekk lu moom. yéen OSC yi yan rôle ngeen di def par rapport ak accompagnement surtout première phase viol bi nga xam ne pour rassembler preuves viol ñu bëri xamuñu nuñ koy defee Ngoné. waaw loolu mooy problème comme ni mu ko waxee parce que li gën a bëri sax ñii ñëw ba yegg ci justice mooy ñi nga xam ne ëmb da cee topp c'est très rare nga gis koo xam ne nii ëmbul walla sur le champ mu ñëw parce que dafa am foo xam ne fa la ñu war a jaar fi ñu war a jaar mooy d'abord dem ci structure sanitaire yi nag malheureusement c'est pas gratuit boo demee da ngay fay pour nga am këyit bi nga xam ne mooy prouver ne kii yegg nañ ci moom li ñu xamul aussi ñu koy sensibiliser nit ñi mooy kii nga xam ne amul xaalis boobu na jubal directement dem ci gendarmerie walla police buñ ko defalee réquisition boole ko structure sanitaire dinañ ko jëlal buñ ko jëlalee ba pare ñun ñi nga xam ne ñoo nekk à la base dañuy fexe ànd ak moom ci partenaires yooyu mën naa ci citer benn muy AGS. AGS dinañ dimbali ci prise en charge sanitaire bi parce que dinañ dimbali sax ci certificat médical bi dinañ dimbali ci accompagnement psychosocial bi mais dinañ la dimbali ba jëlal la avocat parce que li ci metti aussi metti mooy da ngay ñëw ñu violer sa doom nga dem fële li ki nga xam ne moom moo ko def mu ne amul lu mu jëlee avocat état jox ko avocat mu delluwaat yenn saa yi mu delluwaat ci communauté bi balaa jugement bi am yàq der am stigmatisation am discrimination am loolu tax na ñu bëri ragal nañ dem fi nga xam ne mooy nu mu tudd mooy ci police wala gendarmerie wala ba yegg ci jugement donc li ñu leen di gën a sensibiliser mooy nit ki xam yoon bi processus bi nga xam ne moom la war a topp xale bu jigéen bi nga xam ne violé nañ bu ñu raxas bu ñu sang bu ñu defar nañ ko yóbbu directement ci hôpital bi wala ñu yóbboo ko noonu directement ci gendarmerie bi ñu defal ko kayit boo xam ne mën na dem ci hôpital suivi bi gën a yomb. parce que comme niñ ko waxee nee nañ arrangement yi ñu maye ñu kii mais papa bi ëmbal doomam bii violé doomam ba ëmb topp ci wala bii violé doomam sax amagul ëmb kooku nekkatul papa doom jooju du ko xool ba gis ci moom mbëggeel bi nga xam ne moom la war a parce que devoir de protection la papa am ci doom ji am droit de protection ci kii bu fekkee ne ki war a aar mooy gaañ xelam dootul dal ndijaay bi ni ki noonu mais jàmbur bi nga xam ne aussi moo violé xale bi dëkkandoo bi ñu ne nañ ko may yaa ngi xool xale bu jigéen boobu màggaale ak loolu heure bu xoolee kooku rek day xam ne kii moo ma mettitaloon mettital boobu peut-être moo yàq sama njàng moo tax tey nit ñi seexlu ma moo tax tey nit ñi di ma joxoñ ñu jël mayaat ma ko donc ay violence yu bëri mu ngi fii am ci couple yi diggante jóge ci jabar dem ci jëkkër jóge ci jigéen jëm ci góor dafa am foo xam ne dañoo jaar fu metti mais accompagnement psychosocial bi ñu ngi ci parce que ñun yenn saa yi dañuy gis rek ne bu demee dinañ ko tëj fukki at dinañ ko tëj ñaar fukki at moom tëj nañ ko mais nan la ñu dimbalee kële nga xam ne moo des ci communauté bi war nañ nag gën a former ñii nga xam ne ñooy nekk ci structure sanitaire yi parce que ñi nga xam ne demuñu ci ONG yi amuñu boobu accompagnement parce que du ñëpp ñoo ko mën donc gën a former ñi ci structure sanitaire yi pour accueil bi d'abord ñu bañ a stigmatiser loo fa wuti woon loo fa doon def loo soloon gendarmerie ba wala policier ba loo fa wuti woon loo fa doon def mais jugement boo xam ne aussi mu ngi am ci 2 heures du matin xale bu am 7 ans wala 8 ans nelawaat yeew ñu soog ko juger ne ko kii moo la violé mën na ne déedéet
mën na fàtte jugement bi toog ñetti at ñeenti at soog a am mën na fàtte la mu waxoon booba ba mu beesee ak la muy wax tey mën na ute ba ñu weddi ko donc loolu yëpp loo xam ne dafay freiner liggéey bi nga xam ne moom la ñu ñoo ko bàyyi. baal ma rek assistance judiciaire dafa soulever benn question bu importance avocat bi ñuy jëlal ki nga xam ne moom la ñuy àtte ñu jiiñ ko affaire viol tekkiwul que ne dañu tax ne moom defu ko il faut aussi gars yi ñu xam ñëpp xam ne avocat ku ñuy àtte am nga droit am avocat assistance judiciaire nag mooy ñi nga xam ne amul seen doole peut-être jotewul ñu jël avocat te ginnaaw dañoo war a assurer seen défense dañ leen jutal avocat tekkiwul nag moo defu ko wala defu beneen te biit question bi dafa indi beneen question c'est pas parce que dañ la accuser rek que forcément am na parce que nit ki bu ñu koy àttee dañu dafay am yaa principe sacro-saint dafa principe bi mooy daf ne yow tant que attu ba mu wër ne yaa def dañu jàpp ne défaut présomption d'innocence léegi loolu lan lay tekki tey jii président de la république bi muy lancé fii nii programme PAMA am na lu mu waxoon lu am importance nee na woon ñu criminaliser nañ leen viol waaye tamit nag bu nit ñi sukkandiku ci loolu ba tax ñuy def lu ñu war a def maanaam jigéen ñi di jiiñ à tous azimuts di leen neex nu leen neexee ñu defee wala mel noonu ça aussi c'est important parce que dama bëgg sur ce point souligner lu am solo des fois duñ ko def faral di wax dëgg la ku def dañ laa war a topp ba xam ndax yaa def boo defee ñu xam boo deful ñu def mais dañu war a xam aussi suñu yoon maye na su fekkee da nga porter plainte nit wala nga topp ko ci yoon dafa dépend ci anam boo war a jaar sur la citation directe wala mu nekk procédure flagrant délit wala mu nekk dossier boo xam ne juge d'instruction ko càmbar jàng ko bañ àtte la su fekkee dañ laa àtte ba jeex ñu wax ne ki yow mii defoo dara yoon may na ki nga toppoon jiiñ ko moom mën naa wëlbatiku topp la parce que pour moi loolu lu am solo la waaw loolu am na lu am solo la te it il faut ñu koy xam lu ma ci jublu mooy moom kuy topp na nañ leer na ne yow ki ngay topp jàpp nga ne moom moo ko def parce que demi expérience may nañu aussi day cas yoo xam ne dañuy dem ba ci biir ñoom si seen bopp dañuy ngay gis ku dem ba ci biir ñu xam ne que lii topp bi daanaka teguwutoon ci dara lépp am situation boo gis rek gis nañ ko donc loolu muñ la booy topp nit surtout nag ci wàllu criminalisation du viol parce que léegi méngale nañ viol comme mel ni ku rey nit kon booy topp nit ci viol na nga jàpp ne ko li nga koy toppee presque lu wér la waaw warul nekk ay fo warul nekk ay caaxaan da tegu ci fu dëgg voilà. Est-ce que yéen association yi am ngeen benn mécanisme bu leen di permettre ngeen di accompagner victimes yi ci seen ay intervention bien sûr Osama parce que xam nga viol bi mu nekkee délit c'était pas trop compliqué pour nga entamer procédure judiciaire parce que boobu bu fekkee ne da nga bëgg a entamer procédure boo demee ba ci affaire avocat yi honoraire avocat yi cher loon bu baax ça tournait dans l'ordre de 75 000 85 000 mais bi ñu ko requalifié en crime là ça pose problème parce que bu fekkee da nga dem seeti ji avocat prix bi nga doon fay ba mu nekkee délit dañ koy multiplier par 4 day nekk ay 300 000 te imaam wax na ko sànq nee na ñu si bëri ñi nga xamante ni dañuy subir genre viol yooyu dañuy jóge ci famille yoo xam ne dañuy démunis ay famille moyenne la ñuy doon du ñu am doole léegi bu fekkee yow dañu la violer nga doon victime ba pare amoo ay moyens pour avocat xam nga day xaw a doy waar foofu la ñu doon waxee ak monsieur Ndiaye bi fi toogal ministère de la justice xam nañ ne nit ki en fait bu fekkee ne moom dafa nekk auteur d'un viol war na loi may na ko bu amul moyen mu loi appuyer ko moom avocat mais en contrepartie ki nga xam ne mooy victime bi moom amul loolu et ça pose problème foofu loi bi day xaw a déséquilibré parce que bu fekk bi ñu criminaliser viol promulgué loi bi le 13 janvier 2020 nous avons tous applaudi ñun ñëpp dañu tàccu mais dafa am lu des
waaw léegi li des nag moom mooy. Imaam lu tax waaw d'accord yooyu Imaam moom toujours tu prends un peu le contre-pied c'est pas grave. da nga gis benn non côté. presque lu mel ni mooy. waaw dama ne woon nañ tenir compte ci équilibre. waaw nañ il faut ñu tenir compte ci équilibre yi quoi voilà bu nekkee crime tamit accompagnement bi dafa war a kii te loolu tam dafa des tamit accompagnement bi comme ni ko nit ñi waxee fii léegi du judiciaire tout court. dafa am accompagnement psychologique. Osama naa la nettali benn anecdote boo xam man maa ko vivre y avait une fille boo xamante ni mi ngi ci milieu ONG yi mais dafa xawoon timide ragal nit te elle est extraordinaire liggéey bi mën na ko mais boo ko jubee rek day moytu ma fexe di ko jege bañ commencé waxtaan mu ne ma benn jour naa la wax lu tax ma mel ni ñu toog maag moom mu expliqué ma ne dañ ko violé woon moo tax muy daw nit ma ne ko xanaa tu n'avais pas un accompagnement psychologique bu ñu la ko defee mu ne moom non temps yooyu ñun xamuñu woon affaire yooyu quoi tu vois léegi affaire boobu ni mu ko melloo léegi day ragal nit moom accompagnement judiciaire am na njëriñ mais accompagnement psychologique bi tamit lu am njëriñ la parce que nit ki boo subiree benn préjudice bu mel ni viol da ngay perturbé da ngay jaxasoo doo mel ni jigéen normal ni mu war a mel yu da ngay moytu ay nit des fois bu la nit wooyee da ngay foog ni daf la bëgg violer bu nit bi wax ak yow da nga koy moytu da ngay am yenn comportement yoo xam ne c'est pas digne d'un humain ba tax na yooyu yëpp dañ ci war a taxaw te AGS tamit comme ni ko Badiane Ngoné waxee ñu ngi leen di sant bu baax parce que accompagnement yu bëri du point de vue judiciaire ak psychologique ñoom ñoo koy defar victimes yi parce que ni ma la ko waxee sànq honoraire avocat yi léegi c'est 275 000 ou 300 000 francs te ki ñu victime bi du ko am le plus souvent AGS moom mooy jël ci gafakaam daal di la wutal avocat ba pare toppatoo la di la yóbbu ci hôpitaux yi pour nga mën a saytu sa mais ak nu procédure yi nu muy faral di guddee ne ak nu ñu ko criminaliser Ngoné mu ngi doon soulever sànq ñi nga xam ne ay xale la ñuy doon du ñu am yenn capacité yi di ñëw ay audience guddi ak yenn heures yi est-ce que yéen yaakaaroon ni yéen association yi mën nañ leen permettre ngeen di ester en justice. waaw loolu yëpp waxtaan la ci dëkk rek xam nga loolu yëpp waxtaan la xam nga réew bu taxawee dafay am ay institutions yoo xam ne ñoom ñoo koy ŋàbb bokk na ci ministère de la justice ak ministère de l'intérieur xam nga bu fekkee ne loi bi dafa nekkoon délit ñu yuuxu ñoom bañ yëg ne lii war nañ ko mën a criminaliser xam nga dañ ko criminaliser noonu nag la ñuy waxtaanee pour yeneen yi yëpp accompagnement yeeg nan la association yi di ñu leen di joxe autorisation pour ñuy mën a teew ak yenn xale yi wala yenn jigéen ñi nga xamante ni amuñu yenn capacité yi pour di mën a wax buñ nekkee au devant des avocats des magistrats yooyu yëpp ay waxtaan la rek xëy na dinañ dem ba muy yàgg justice tamit mën ñu ko permettre ñun association yi ñuy ànd ak victimes yi di teew waaw ci pompe boobu li ma ci wax ñu ngi ciy liggéey bu baax te lii ñu ngeen xamul aussi ci wàllu pénal maanaam topp nit ay daan kenn ku nekk soxlawul sax muy nekk victime dénonciation le code de procédure pénale daf ko prévoir boo gisee ne par exemple lii dafa jéggi yoon daf ko tere nga gis que yoon may na la nga dénoncer soxlawul sax ngay wax sa tur anonymat waaw anonymat kon loolu pour problème mu constitution partie civile ci wàllu pénal ci li gën a ci jafe ci civil bi lay jafe peut-être mais ci wàllu dénoncer rek gis nañ ne am na dénoncer loolu moom yoon fi mu toll nii état de la législation permettre na ko. fooy dem pour dénoncer ko. foo ko fu mu amee rek. procureur mën nga dem ci police mën nga dem ci gendarmerie mun nga dem aussi ci procureur. mën nga def une dénonciation soxlawul sax ngay def sa tour. dañuy mën nañ vérifier rek peut-être mën nga ñu ay indications am danañu mën a permettre ñu vérifier l'information parce que code texte bi dafa leer. mun nga porter plainte mën nga dénoncer ci procureur loolu la texte bi wax. baal ma tuuti sur assistance judiciaire bi. équilibre c'est-à-dire victime assistance judiciaire bi mais exclure sax victime bu néew doole mën nañ ko jël en charge parce que victime bi dañ ko war a jël aussi en charge honoraire avocat xam nga avocat moom c'est une profession libérale. libérale bien sûr. amul nekkul ne loo xam ne montant bi dafa fixe mën nga yow par exemple sa cas boobu mën na nekk 200 mënoon nekk keneen mu nekk wala am na ñoo xam ne man gis na avocat yu gis ay ñun la ñu leen laaj dara ñu jël dossier bi en charge. donc loolu amoo jafe mais criminalisation viol bi aussi dafa am benn impact boobu indi xam nga ñëpp xam nañ ne bu ñu la toppee affaire crime information obligatoire ça dañu war a saisir juge d'instruction dafa am aussi beneen impact dañ ne l'assistance de l'avocat est obligatoire en matière criminelle. bien sûr c'est-à-dire que yoon sax moo tënk mu ne yow su fekkee ni laa topp loo xam ne dañ ko méngale ku rey nit yow faw nga am avocat noonu la ko waxee
kon nag loolu moom mënuñ ko exclure maintenant li ñuy def mooy dañuy xool naka lay ñaari mën a àndee l'assistance de l'avocat la personne présumée coupable encore une fois et c'est pour moi c'est important ak ki nga xam ne aussi moom mooy victime bi ñu accompagner leen def li ci war ba àtte taxaw bu jotee ñu xam ne li am ak li amul. D'accord Imam ban accompagnement la ñu mën a jox ñi nga xamante ne ñooy victime viol bu ñu demee ba mu avéré que kii sàkku nañ ko lan lañu mën a nañ ko mën a gungee daal ci xelam ci ñu mu mën a ëllëg mu mën ko nekk ci société bi. waaw bu fekkee ni dugal nañ ci imam yi mën nañu waxtaan ak la personne yedd ko waxal ko loo xam ne da koy defal wan ko ni moom dañ koo tooñ parce que des fois nit ki loolu di dal day jàpp ne dafa def dara ba tax yàlla bàyyi ko. ba tax saay bi dal ci kawam et cetera loolu yëpp am na ay tontu yu ñu ko mën a nettali ci alquran ci yenn sosal mu jàngale suñu mag ñi lu ñu fi bind ak yooyu donc benn genre counseling boo xam ne mën nañ ko defal pour defal ko jox ko ay ñaan dégg nga am yu ñu ko digal ci wàllu ay jaamu yàlla ci ay askar yu bare bari ba pare tamit di ko booleeg ay de bonne fréquentation yoo xam ne buy ànd ak ñooñu xam nañ problème bi expliqué nañ leen ko ba ñu xam ko duñ ko wax mais danañ di gën di ànd ak moom di ko gën a wéttali ci ay activité ak ay jëflante yoo xam ne day tax mu gën a retrouver honneur am ak dignité am jàpp ne lii daf ko dal mais du ko sew ko moom dafa coupable ci dara wala que léegi dañ ko bàyyeek boppam donc loolu yëpp ay waxtaan la yoo xam ni buñ ci dugalee imam dugal ci islam am nañ ay ressources yoo xam ni dinañ ko mën a jëfandikoo pour jàppale kooku te sax loolu obligation la ci l'islam ñu taxawu nit koo xam ne dañ koo tooñ dañ koo jaay doole et cetera parce que yéen sallallahu alayhi wasallam bi nga xamee ni laaj nañ ko masalan ne ko kan la yàlla gën a bëgg ci nit ñi xam nga yaa ngi fay xaar ay ko ëpp lu muy julleeg umra ak yooyu mais dafa ne anfa'uhum linnaas ki ëpp njëriñ bu muy def ci nit ñi moom la yàlla gën a bëgg donc service à la personne rawatina la personne qui est violentée qui et cetera loolu dafa nekk base éthique ci biir l'islam donc buñ ci dugalee ñu ko xam ñoom danañ mën a développer ay outils ci wàll boobu ba di waxtaan ak kooku doon na am pourtant même li ma la doon wax dans la tradition même bu njëkk ba xale yu jigéen yooyu doon dal kenn loolu leen bàyyi ci àll bi ñu nekk ci mala yi am na seen bàjjen dañ doon waxtaan ak ñoom ak ay mag ci kilifa yi dañ leen doon yóbbu ci imaam yi ñu wax ak ñoom xëy na léegi modernité bi mooy tax formellement votre modernité la nga xam ni et cetera mais kon mën nañu gën a voilà peut-être format moderne bi mën na ñëw jëlaale maintenant toutes ces ressources là traditionnelles et religieuses mais am nañu contenu bi am nañ vraiment loo xam ne war nañ ko mën a jàppale ku loolu dal te sax comme j'ai dit c'est un devoir. C'est un devoir. D'accord waxtu bi mu ngi ñuy xoj mais dafa am benn boo xam ne prise en charge boo xam ne foog ñu aborder ko moo nekk dernière question bi bu ñu demee ba viol am faf victime bi jëlee fa ëmb Ngoné lan nga yaakaar ne mooy nekk meilleur accompagnement bi pour la victime. viol et des solutions yu ñu ko mën a offrir. viol moom su amee ba ëmb am ci. xam nga doom dañu ne dañ ko war a am par choix su fekkee ne ëmb am na ci moom te ñu koy ñaan boobu ba tey ñu koy wut mooy ëmb bi nañu fexe ba bu mu sore moo tax ñuy wax jigéen ñi nga xam ne dañ leen violer ñuy teel a dem fi ñuy dem avortement médicalisé dañuy tudd le mot parce que buñ ko deful ci kaw it ñu ngi koy def ci suuf buñ ko deful def dara ci suuf taxul mu dagan taxul yoon nangu ko taxul yoon nangu ko waa léegi ñun dañoo bëgg yoon nangul ñu ko imaam bàyyi ma àggale day joxe ay solution xam nga xale juróom-ñeenti at su amee doom su ëmbee fu mu koy wàccee ak fu mu koy génnee te nee nañ normalement médecin yee ko wax ëmb bu fekkee ne mën na indi lor yaay ji nga xam ne moo porté ëmb bi war nañ faa mën a yemale ëmb bi looloo gën a tax pas parce que nit ki dafa ëmb rek dañ koy dindi parce que dañuy taxawaale dem jëli suñu ëmb feneen mais ëmb dañu ne bu mënee indi lor yaay ji nga xam ne waxuma loolu sax yaay ji nga xam ne moo ko ëmb war nañ faa mën a yemale ëmb bi xale bu am juróom-ñeenti at xale bu am fukki at xale bi nga xam ne baayam bi ko jur moo ko jur doomam
duñ ko déclarer fenn xale boobu di soo juddu du am bàyyi fenn du am këyit boo moytul du bokk ci société bi yooyu ëmb ñun dañoo dañ taxaw koy déclarer mu am tur. waaw dina am yéen a koy tur waxee noonu pour mu ñàng mais loolu Dina dafa mës a am am tur. dafa mës a am ci société bi te kooku nit la duñ ko sànni ci àll bi. waaw dafa mës a am. kooku nit la wante nit la koo xam ne li ci gën a bëri dañ koy seexlu dañ koy discriminer waaw loolu. dañ koy stigmatiser nit la ku ñu seexlu nañu wax la moo donc yooyu ëmb la ñu bëgg defar nañu taxawee ba ñu ne sensibilisation criminaliser mën na koo régler mais faat beneen bakkan ci tur dañ koy seexlu loolu moo jaaduwul parce que bakkan boobu nekk ci jigéen buuri jigéen bi bakkan la bakkan la waaw kenn waru koo faat parce que dañuy seexlu yaay ji quel que soit du yaay ji ëmb bi doom toll, ji ci boppam imam. dañ koy seexlu léegi nag sur le plan technique moom bu dee ci wàllu islam la même bu dul sax viol islam moom li ñu ci wax c'est clair hein c'est-à-dire que avortement ça peut intervenir à toutes les étapes bu ko médecin assermenté yi waxee kooku ci islam moom c'est clair hein D'accord. kon kooku moom vraiment islam réglé na ko léegi nag maintenant cas par cas par exemple bu fekkee li ngay wax mel noonu xale bu jigéen bu am 9 ans boo xam ni dañ ko violé mu ëmb c'est un cas particulier boo xam ni médecin yi bu ñu ci intervenir ba xool ne elle peut pas aller à terme wala que mën na ci jëlee handicap parce que organam matul et cetera en ce moment là mën nañ ko autoriser lu mel noonu mais duñ fi def benn loi comme ni ngeen ko bëggee yéen en prenant quelques cas particuliers bu def benn loi générale loolu duñ ko nangu te même la loi positive nanguwul loolu duñ jël ay quelques cas pour Monsieur def loi. Ndiaye par rapport à ça. justement sa question bi ni ko D'abord, imam thérapeutique, ni ko d'accord. imam waxee Mais médicalisé, c'est différent. dañ il faut ñu def une casuistique casuistique nag mooy nga def étude cas par cas étude cas par cas bi ci li ma ci mën a wax mooy il faut nga jël pour moi ñaari paramètres premier paramètre bi mooy nga xam le critère d'âge nga jël critère d'âge bi xam victime bi ban âge la am tey jii mënuloo jël solution appliquer ko par exemple victime boo xam ne 17 ans la am même solution nga koy appliquer benn victime de viol suivi de grossesse ku am 9 ans wala 10 ans ça c'est le premier critère le premier paramètre l'autre paramètre bi nga xam ne dañ ko war a jël en compte mooy l'auteur de l'acte de viol est-ce que c'est le père est-ce que c'est un tiers c'est-à-dire est-ce que moom daf ko jege trop papaam la wala loolu xam nga nañuy wax inceste wala ndax ku ko sori la ko xam ne war na tey jii war na ko mën a takk ba léegi nga boole waal ci critère d'âge bi parce que bu ci nekk rek gis nga cas yi bu ci nekk ak nañ ko war a mën a régler bon fi mu toll nii ci boo ñu bu ñu waxee ci wàllu législation on n'a pas encore cet avortement ni mu ko bëggee médicalisé amaguñ ko mais mën nañu waxtaan lépp des koy waxtaanee rek mën nañu waxtaan ba juboo comme ni ñu waxtaanee ba am criminalisation du viol bu ci nguur gi àndee liñ ci war a def ñu def ko ci mais liñ séq daal ñu ci war a wax ñëpp ñëpp war a joxe seen xalaat liñ ci war a def ñu def ko loolu daal laa ci mën a wax. d'accord jërëjëf mais femmes yi nee nañu da ngeen signé benn convention boo xam ne dafa prévoir loolu te da ngeen ko def sans réserve xam naa loolu dinañ ci ñëwaat ci beneen jotaay lay doon li moo nekkoon plateau bi nga xam ne la ñu jagleel violence faite aux femmes surtout viol naka la ñuy def ñi di victimes yi ñu gunge leen accompagner leen ngir ñu dund ginnaaw ñaawteef boobu nga xam ne dal na seen kaw ñu ngi leen di jaajëfal may jaajëfal également invité yi nga xam ne ñoo nekkoon ci plateau bi ku si mel ni Ñoxo Baye Diouf mu homme d'Ève Ngoné Sarr bu collectif dafa doy nekk bàjjenu gox Imam Kanté mais également Mor Ndiaye bu ministère de la justice ñu ngi leen di jaajëfal ci safo bi te di leen wax ba beneen yoon.